juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi. audit yi d'accord naa ci. bu ñu sa jógee ñu auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement. télévision Futurs Médias mbokk yi ànd ak ñun ñu ngi leen di nuyu ñu ngi dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce nag dañ koy amal àllarba bu jot ci waxtu bi lañ koy def mu nekk émission boo xam ni ma koy waxee rek li ci gën a yaatu gën ci fës wàllu politique la loolu nag la ñuy càmbar ci actualité maanaam ca la ci gën a fës ñu waxtaanee ko ak acteurs yi ñu yaakaar ni bu ñu waxtaanee ak ñoom dinañu gindiku ci lu bëri loo xam ne dina doon njëriñu askan wi ci noonu nag tey Faram Facce am mbégte recevoir ci ay honorable député waaye du ay honorable député rek ndax ay soxna lañu te itam mu nekk lu am solo ni muy cër boo xam ni itam ku ne xam na ni groupe Futurs Médias télévision Futurs Médias jox na ko soxna yi seen taxawaay ci réew mi loolu itam moo tax bi nga xamee ni génn nañ ci déclaration générale bi premier ministre amal ñu tànn ay jigéen ñoo xam ni ràññee nañu seen taxawaay foofa ci hémicycle ba ñu bëgg waxtaan ak ñoom gën ko yaatal ku ne xam na ni ay minutes lañ la doon jox ca fa nga xam ni fa ngay taxaw wax ñii 3 ñii 2 ñii 4 maximum ba 6 waaye nag fii ci télé bi yaakaar naa ni dinañ ko gën mën a yaatal waxtaan ak soxna yi ñu recevoir tey fii ci télévision Futurs Médias ci ñooñu ñu di ci njëkk a dalal honorable député Woré Sarr honorable ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu. di nuyu borom rajo bi. di nuyu tout le personnel. di nuyu Sénégal gi ñuy déglu. di nuyu réew mi ak bitim réew. jërëjëf di leen remercier aussi parce que lii comme ni nga ko waxee à l'Assemblée nationale ñii 3 ñii 2 ba tax na li ñu am suñu yéene. ci cër bi tax ñu yóbbu ñu assemblée nationale mënuñ koo exprimer. kon fii ci Faram Facce ci la yëf yi gën a yaatoo ci la yëf yi gën a neexe ci la nu Sénégalais yi aussi gën a dëglu may ñaan nag di gërëm sama sëriñ parce que man sëñ Abdou Karim Mbacké Fallilou mooy sama xorom. donc may gërëm sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq di tàllal sëñ Fallou samay loxo ndax man fervente talibé de sëriñ Touba laa bokk ci kër sëñ Fallou. may ñaan sëñ Abdou Karim yal na yàlla guddal fanam. amiin wéral cëram guddal fanu Ablaye Wade wéral cëram. ndax ku tax nga gën koo war te gën sab sang la. dëgg la jërëjëf honorable di gërëm aussi sama nawle bii nga xam ne ñoo fi nekkoon yàlla boolewaat ñu. ñu bokk la banlieue muy Awa deuxième questeur de l'Assemblée nationale. ma di ko rafetlu ndax cër la ci jigéen ñi. comme man tam j'étais la deuxième questeur du Sénat de la République du Sénégal. très bien merci beaucoup honorable député Woré Sarr ñu ànd ak honorable député Awa Niang moom nekk ñaareelu questeur ci Assemblée nationale. bokk ci mouvance présidentielle ñu ngi lay nuyu honorable maa ngi lay fay Pape Ngagne Ndiaye di nuyu téléspectateur u TFM yëpp. di sant son excellence monsieur le président de la République. ndax cër bi ngeen mujj wax muy questeur jàpp naa ne su ko joxee jigéen rek loolu day wane firndeel taxawaayam ak jàppale jigéen ci politique am. kon dañ koy sant bu baax di ko ñaanal donc di gërëm nag département Pikine gépp ndax foofu laa jógee di gërëm it le président de l'Assemblée nationale ak mbooloom député ndax fi ñu toll nii dañu nekk ci liggéey bu am solo boo xam ne député yi ñu ngi ko sumb waaye nag ci seen permission ñu ñëw toog ak yéen waxtaan ci li nga xamante ne moo jëm ci askan bi. dëgg la kon loolu ñu ngi leen ci remercier bu baax di leen ci sant bu baax. jërëjëf honorable su ma laaj sax yow laa koy njëkk a jagleel wax nga ko léegi ci conseil des ministres dama ci dégg benn nomination Yakham Mbaye comme directeur général bu Soleil su ma xel nag am ci lu mu dem ma bëgg la laaj ndax jàpp nga ni ci réew boo xam ni itam démocratie bi yàlla na république bi yàlla na parti au pouvoir rafet na mu ŋànk lépp loo xam ni média public la ku ne xam na ni Racine Talla militant APR la Yakham Mbaye nekk militant APR te ñoom dañu fës nekk ñu ay militant yoo xam ni sax dañu laqatu loolu nan ngeen ko mën a expliquer ci réew moo xam ni dañu ci bëgg vraiment rupture. waaw dinaa am mbégte lool pour répondre la ci question boobu. ndax defe naa ne réew bi ñuy wax Sénégal rupture Macky Sall ak gouvernement daf ko prôné. xëy na bu ñu delloo ci ay at ci ginnaaw. bu ñu defee jàngat ci directeur yi nga xam ne ñoo jaar Soleil dana am ñoo xamante ne nekkoon nañ ci mouvance présidentielle. d'accord mais nekk ci parti
nu madame man ci rupture laa lay wax ci loo xam ni média d'état la ñu ne ñëpp ko bokk yow nga yor sa parti jël say militant teg fa ku nekk nga teg ko foofu ci média d'état bi loolu laa ni nan nga ko mën a expliquer pour ñi nga xam ne ñooy seetaan ñu comprendre doxalinu Macky Sall boobu. président Sall moom laa lay waxal ne la rupture. waaw ci Macky Sall lañ koy prôné. ci Sénégal. pour wax la ne benn fonction boo xamante ne képp kuy sénégalais war na koo bàyyi ak président de la République. mu am ko mooy la prérogative de nommer qui il veut parce que tey fépp foo mën a nekk ngay politique ak nga ñàkk politique l'essentiel buñ la fa tegee na nga doxal li yoon am. d'accord te jàpp naa ne Soleil ak RTS. dëgg la média d'état la waaye nag lan cay doxalit yaakaar naa ne képp kuy xamante ne sénégalais yaa ngi ciy gis sa bopp. waaw kon la patrie avant le parti kenn gisu ko ci. waaw mais la patrie avant le parti loolu mooy dox ci Sénégal. ok mais kenn gisu ko ci nomination yooyu. loolu non mais dégg ma ne la nomination yooyu prérogative président de la République la. président mooy seet ki nga xamante ne. waaw même bu politiqueul. d'accord wóolu na ko. te fii bu ko fi tegee dina ci am ay résultats mu teg ko fa. merci beaucoup kon loolu ci prérogative président de la République la. honorable député Woré Sarr. nomination bi dégg naa ko muy Yakham Mbaye bi nga xam ni moo nekk ci biir APR déggoon nañ ko sax bi ñu ko jëlee ci APR tey ci li nga xam ni jot nañ ko ci nomination conseil des ministres tabb nañ ko mu nekk directeur général bu Soleil nan nga gisee loolu. xam nga dañ ne rupture. waaye rupture ci tuñ yi la yem yeggul ci jëf ji Yakham Mbaye warulaa jaaxal Aliou Sall ak Macky Sall ñoo bokk ndey ak baay lu ne yor na ko ci réew mi ba tout dernièrement caisse de dépôt de consignation du Sénégal moom lañ ko jox sans contrôle loolu gën a garaaw Yakham Mbaye soo seetee dans le gouvernement tout entier ñi bokk ak Marème Faye ndey ak baay ñu ci biir gouvernement bi fu rupture am rupture fan amul seetal maison de la presse ñi nga xam ne amuñu dara ñi gën a dee nekk sur le terrain ñoom ñoo gën a tekki dara c'est déw bi équitable donc rupture ci démocratie am na mais rupture ci démocratie amul. rien n'est respecté en démocratie dans ce pays. parce que Yakham Mbaye nit ku visible la RTS sax doxalul rupture ñun même à l'Assemblée nationale bu ñu filmé kenn du ñu génne bu ñu defee ay manifestation bu ñu leen woo du ñëw lépp lu ñuy def loo xam ne li c'est hors le gouvernement ñoom du ñu dikk kon fu rupture am. te wolof Njaay dafa ne nag ku la abali bët fa ko neex ngay xool. bul wax Yakham seetal Aliou Sall man loolu ba ma juddoo ci sama day ba tey mosuma koo gis mais Ablaye Wade dañ doon wax naan rupture parce que Karim Wade la nommé mais dans le gouvernement de Ablaye Wade ci alternance Karim Wade képp moom moo ci jël. léegi honorable nee na prérogative bu président de la République la nangul ko donc. d'accord naa ne prérogative bu président la. moom cëram la. yaa ko fal. mu am sañ-sañ def loolu. mu am sañ-sañu def ko. waaw mais am sañ-sañu def ko nag du tax lu ma neex ma def parce que bu dul dara sax ker say bët. te nit nag am nga sañ-sañu def mais nit nag am nañ sañ-sañu wax. kenn mënu ci dara. d'accord c'est ça la vérité. moom romb na sax yaa xam ni mu ko waxee dem na ba ci Aliou Sall ci caisse de dépôt et de consignation loolu itam am jaaxal ñu bëri. xam nga dafa am loo xam ne li ñuy wax ku dul sangu du warta digle kuy sangu dama jàpp ne honorable député dafa xaw a fàtte de seen gouvernance 12 ans yi li ñu fi def ci dëkk bi xam nga mu ngi wax Aliou Sall le pire c'est Karim Wade. mais loolu romb nañ ko. mais déedéet moom moo tax waru ko xalaat doo xam nga maanaam nit ki soo demee bay conseil waaw la nga deful moom ngay conseil mais la nga def ba pare ba sénégalais yépp teg ci sa bët. waaw Karim Wade nekk doomu Ablaye Wade mu nekk fii ministre boo xam ne occupé fonction yu gën a kawe ci ministère yi. boobu temps Woré Sarr mi ngi ci mouvance présidentielle. waaw mais romb nañ loolu Sindiély Wadji non mais romb nañ ko. waaw mais xam nga boo ci bëggee dikkaat te ñun aussi ñu jëlee leen fi ndax loolu comportement yooyu tax nga jëlee leen fi ñeneen jëlee leen fi xam nga li ëpp solo. waaw mais est-ce que xam nga comportement yi ngay wax nii moo tax ñu jëlee leen fi mooy képp ku ñu mën a teg ci institution. waaw nga bokk ak Macky Sall. waaw parce que ñun ba ñu jógee di liggéey bokkuñoo ak Macky Sall mais ay mbokkam dañoo jóg ànd ak ñun di liggéey c'est le cas de Aliou Sall nekk Guédiawaye investir ba nekk maire nommé wuñu ko dafa investir dem élection Guédiawaye fal ko lépp lu mu mën a doon muy Aliou Sall muy Yakham Mbaye institution bi nga tontu mais caisse de dépôt bi la wax mairie bi caisse de dépôt et de consignation moo tax damay wax rek ne la mairie bi élection la caisse de dépôt nomination la mais fi ñu toll nii ci Sénégal gii képp koo xamante ne nga bokk ak Macky nga ñàkk bokk ak président de la République li ëpp solo du loolu xam nga lan moo ëpp solo résultat yañ lay xaar pour nga def fa nel benn ñaar mooy ndax yow liñ la wax pour nga teg liggéey ko di nga ci am jafe-jafe ëllëg wala doo ko ci am d'accord ndax bëgguñu ëllëg képp koo xamante ne dañ ko faa teg bu ñu paree ñeneen di la topp te loolu man li ma ëppal solo mooy fexe ba yaxanal li nga xam ne moom la sénégalais yi bokk d'accord yaxanal ko
mu jëmaat ci Sénégal bi. loolu institution bu nekk loolu kuñ fa jiital ku nekk loolu nga war a sàmm. mais quant à ay rakku Marème ak rakku Macky Sall. jàpp naa ne amul solo parce que bu dee ay politique it liggéey nañ fi loo xamante ne war nañ leen a nommer. d'accord ñañu nommé woon ci ci caisse de dépôt et consignation. waaw wala ñañu nommé woon ci yeneen i poste dañoo politique peut-être ba nekk fa kon nag rakku Macky Sall bu politiquee liggéey bu rafet Guédiawaye wóolu ko. kon jàpp naa ne su ci bu ñu ànd ak prérogative président de la République war naa mën a nekk ci caisse de dépôt et de consignation. ay la yéwén nag waree compétence moom waroo ko méngaleeg ay mbokk ak ay xarit ak leneen. waaw mais xam nga li ma jaaxal li wolof Njaay di wax ne da ngay bañ médd te di ko séddale say bëñ comment se fait-il que ñu ŋàññi Karim Wade ne moom mooy nekk ministre de la terre et du ciel ministère yi bëre roofe ci Sénégal moom lañ ko jox ndegam rakk mooy yelloo am cër aska ki jur doomam te jur ko ci faratas Yàlla ak Sunnas Muhammad ba tey joxu ko cër yow dañ ko doon bañ ba tey loolu joxu ko cër ba tey jur ko taxul mu am war a waaw mais fu nit mën a joxe rakkam cër nag ki jur doomam it war koo mën a jox ki jur doomam war koo jox cër ñoom loolu lañ doon ŋàññi ba jëlee nu fi Ablaye Wade bu jëlee réew mi Karim la koy jox Ablaye Wade li baax ci réew mi Karim la ko jox ba jëlee nu fi kañ kon vraiment ñoom lépp lu leen laal waratu la feeñ nag wax dëgg yàlla bu dee rupture la ñu woote en plus de cela mais Karim Wade il a bien travaillé tali yii ñuy yéeg di nongu Karim Wade ko liggéey 32 kilomètres ma ne 32 kilomètres li mu def bu ko Abdou Diouf defoon kon ñu passé fii li Karim def Ablaye Wade def ko bu ko président Abdou Diouf ak président Senghor defoon aujourd'hui le Sénégal serait comme Paris nit doo ko xeebal dooleem nit doo ko xeebal liggéeyam yemul ci 32 kilomètres kan moo fi indi péage kan moo fi indi tunnel kan moo fi indi ayay BBB ñuy inauguré bi ngeen di inauguré ci sunu tur ci seen tournée yéen a ko moom Karim dafa liggéey dafa liggéey bu fekkee nit fu mu nekk te war faa tekki war faa liggéey war nañ la faa ba su ngeen ko waxoon avant ngeen di ñëw woote rupture ba nit ñi wóolu leen ngeen toj yuuru nit ñi naan seenu yuuru nax leen ba ne loolu ngeen fi bëgg a jële bu ngeen ñëwee leen lu bees ngeen war a andi. d'accord alors aw honorable député li ñu daal di tëj wàll boobu ndax li ko waral moom mooy nomination yaa xam fallait ma aborder ko comme question féliciter vraiment parce qu'il a mérité. d'accord c'est important. alors Karim aussi avait mérité d'être ministère de la terre et du ciel. honorable fii ko amul mérite amul. d'accord honorable ci li ma bëgg ñu ñëw ci nag mooy waxtaan bi aju ci déglu nañ premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ci ñaareelu yoonam ci assemblée nationale ci discours nag wax dëgg yàlla bu gudd lool parce que DPG bi gudd na parce que loo xam ni presque xanaa 8h ou 9h du matin la démarré ba presque 21h et quelques loolu itam yaakaar naa ci forme bi war nañ ko taxaw xoolaat ko bu ñu ñëwee ci biir fond bi ban appréciation nga am ci discours premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. li nga wax dama lay joxe sama réponse déjà ci forme bi. parce que wax nga temps bi nga xamante ne moom la jël pour mën a def discours am. effectivement mu def 2h30 mu nekk lu rëy ci ñun nag ndax vraiment. lu gudd la itam. gudd la mais tim nit ki li muy def lu nekk daf ko war a jaral temps donc wax ci wax ju am solo loo xam ne dana jëriñ nit ñi. d'accord pour wax la déclaration de politique générale bu doon tey nguur goo xam ne respecté wul ay institutions kon tey dañ ne peut-être Boun Abdallah Dionne waru ko woon def mais respect des institutions moo tax mu def déclaration de politique générale 2014 la ko def. ñëwaat tey avec une nouvelle législature defaat ko parce que premier ministre ci dafa démissionné aussi ñu def beneen gouvernement. mu defaat gën moo tax ma wax le premier ministre. mu nekkaat premier donc du respect mais par force la aussi mu war ko def. voilà mais ci ay gisin la beneen gouvernement la aussi. beneen gouvernement la. waaw beneen législature la mu war ko def mais respect des institutions moo tax c'est normal aussi c'est normal pour mu def ko. normal bu mu ñëwee ci biir fond bi lim ci wax dafa am solo parce que résumé na depuis 2012 ba léegi lan la nga xamante ne mooy liñ fi def ci Sénégal. ci fànn bu nekk. amul benn fànn boo xam ne premier ministre bàyyi na ko. ndax li ñu doon wax en 2012 ñun bi ñu jot réew mi. que ne Sénégal boo ko méngalee dafa mel ne màggat mu feebar. ci suuf ba ci kaw amul dara loo xamante ne wér na. ci wàllu bu ne nag. bi ñu ñëwee nag avec le plan Sénégal émergent. bi nga xamante ne en 3 axes. def nañ ci liggéey boo xamante ne tey képp koo xamante ne sénégalais rek reconnaître nga ko par des chiffres parce que chiffres yi nga xamante ne premier ministre moo ko joxee à l'Assemblée nationale. comparé Sénégal
ba nañ jël sax en 1960 ndax bu ñu demee bay comparer autoroute yi nga xam ne de 1960 ba 2012 32 kilomètres am na ay comparaison yoo xamante ne mais budget yi bokkuñu aussi budget yi bokkuñu mais budget yi 60 ak budget 2017 budget at bu jot mais bokkuñu aussi voilà mais vision yi ci bokkul waaw ndax su ma jëlee tey jii ci sama gouvernance su honorable député yi amuñu woon vision parce que affaire soppi moo fi amoon ak ay plan ak ay Goana ak ay yooyu amuñu woon vision ñun dañoo ñëw ak vision tëral ko muy le plan Sénégal émergent PSE bi donc ñu am liggéey bu am solo loo xamante ne def nañ ko ci wàllu bépp nag éducation lan la ñu def ci wàllum éducation de 2012 à 2017 wàllum santé lan lañ fi def wàllum agriculture fan la ñu fekkoon gerte bi prix bi fan la ñu fekkoon la quantité bi ñu doon produire ak actuellement quantité bi ñaata la ñu estimer ko. mais ngeen defee ko ay bor aussi. ak ay chiffres ay bor aussi. ay chiffres ngeen defee ko ak ay bor. bor yi. parce que moo indi coow li aussi. non coow xam nga bor état bu nekk am na bor. waaw mais ngeen defee ko ak ay bor. mais état bu nekk am na ay bor war a jafe trop mais xam nga bor. waaw état bu nekk am na ko. dañuy wax le plan foncier 70 Sénégal eggagul 70%. kon ñun même bu dee 62% am nañu droit lebiwaat 8% indi xam nga bor. lépp di def ay prestige booboo baaxul ci Sénégal te ñoom seeni nguur bi ñu fi nekkee dañ daan lebi yaa ngi dégg mais ban daan ñëw nag amuñu xelu def ko ci ay investissement mu delluwaat ci dëkk bi delluwaat ci tali yi delluwaat ci école yi delluwaat ci santé delluwaat ci éducation delluwaat ci social bourse familiale yeeg yëpp mais ñoom dañ doon lépp yaa ngi dégg lu mel ne 105 milliards nga di ko def ci ay fesman fii la leen fekk yàggul fii la leen fekk ngeen luyee fi ay bateau yi ay ñaar 6 milliards fii la leen fekk xam nga lépp boo xamante ne da nga koy delloo ci askan bi d'accord nañ ci pour def ko te comme ñun instant bi plafond bi nga xam ne moom la ñu wax muy 70% eggaguñu fa kooku jàpp naa ne pour nekk di def ay débat dëkk état bu nekk booy bëgg a liggéey di nga am say ressource bopp mais di nga am loo xam ne da nga ko jéggaani te nag état boo xamante ne say mbir leerul état boo xamante ne li ngay lebit wax dëgg yàlla doo ko delloo ci askan bi yaakaar naa ne ña lay leb duñ la wóolu bu ñu lebee rek bañ lebal ñu parce que les partenaires dañoo wóolu Sénégal parce que gouvernement bi changé na gouvernance bi changé na kon loolu il faut ñu accepter ko mais li may wax daal ci tënk mooy wax dëgg yàlla yaakaar loo ni signature boobu ñoom ñoo ko fi bàyyi woon signature bi war a mën a tax ngeen ñu lebal leen maanaam signature bu baax non mais xam nga tey signature mën nga def signature pour leb mais tim leb boobu xam nga demoon nañ ba nga xamante ne partenaires financiers yi amuñu woon presque confiance ci régime bi parce que dem na boo xoolee ñun différence bi ñu am ak ñoom ñoom lañu amoon ci ay bor ak ñu ay leb ak ñun presque doublé nañu parce que confiance bi ñëw na d'accord kon c'est bon confiance bi ñëw na jërëjëf honorable député alors honorable député Woré Sarr wax naa ko ci forme bi gudd na metti woon na ñun sax ñi doon seetaan ñi ngi leen ci mastawu coono ndax toogaay bu yàgg xam nga ñu ñëw nag ci biir xam nga wolof Njaay dafa ne waaw ku woddoo làmmiñ boo noppee rafle mais on est devant le peuple sénégalais personne ne peut nous tromper c'est terminé nit buy wax lu mu gëmul moom ñi mu koy wax gëmuñu ko moom mi koy wax gëmu ko ba ñi mu koy wax di ko gëm en 2014 la njëkk a ñëw def déclaration de politique générale dig nu université li jiitu loolu sax Macky Sall biñ ko falee dafa ne moom rek université fan la ko diggee sénégalais yi non premier ministre lay wax loolu Macky Sall bi mu faloo dafa wax fépp partout dans le monde entier que man dañ ma fal pour 7 ans mais damay diminuer sama mandat def lu kenn masta def ramener ko à 5 ans. loolu aussi PM tontu na leen ci lu leer. waaw wax dëgg yàlla waaw xam nga def na yéene bi yóbbu conseil constitutionnel. mais qui est le chef de la nation sénégalaise kan moo ilif magistrat. mais leneen lan nga bëgg mu def ko aussi. lan la bëgg mu def honorable lan nga bëgg mu def. lan laa bëgg mu def conseil constitutionnel. ma ne am leen dama bëgg ngeen wàññi suma mandat ñu ne ko. ma ne ku la abali bët fa ko neex ngay xool bu nu kenn rey. ah d'accord parce que c'est le chef suprême de la nation sénégalaise. ok suñ ko ne woon 7 ans mu leen du ma ko def sama kaddu raw na ma. du ma ko def waaw sama kaddu raw na ma. du mooy kilifa gi. non jéggi na loi bi. il est chef de tout le monde. D'accord. il est super roi. moom li muy def buur sax du ko def. dëgg la wala déet muy benn. Boun Abdallah Dionne en 2014. ci 12e bi ñëw na di ñu université Sine Saloum. ne 2015 2016 ci lay ubbi ba tey gisaguñ ko de. mul batiku encore dig ñu université buñ tuddee Amadou Mahtar Mbow pour Dakar à Dakar. ba fi nu taxaw di ko wax defu ko.
xam nga lii dëgg. defu ko. ah ubbi nañ xale yaa ngi jàng yëgaguma ko. xam nga bàyyi ngañ lii dëgg. xam nga li ma gën a jaaxal ci wax ji. année sociale. ils ont mis le pays dans le chaos. li tax ñu mettre le pays dans le chaos ñoom dañoo dooleel ndóol. 400 000 familles nga di ko jox 25 000 francs loolu mooy lan. soo ko joxul woon nag. soo ko jox loon mu dem ku dund ba dëwal. déedéet boo ko jox loon daanañ joxe ya bokkul. waaye xam nga ne Abdoulaye Wade bi mu nekkee ci réew mi yëg nañ ko. ku leb di nga fay bala ngaa leb sax ñu may la. waaw mais li nga wax nii buñ la ko joxul woon nag. ma ne buñ la ko joxul nga dem am nañ dajul ñëpp. waaw Sénégal 4000 familles la 400000 familles la. Sénégal nous sommes 12 500 000 d'habitants. tey kenn ku pauvre amul nag saga fi ne. loolu mooy doxalu bu réew. loolu nuy dajale di ko def ci terrain bii jëm ca aéroport suñ ko jëloon tabax ko usine xale yi di ci liggéey ku sa bàyyi di tukki mbaa ngay tukki doo ci jël jox ko mu paas dem. loolu mooy defarum réew. defarum réew mooy ñun dañ doon yàq lu nu yàqee Grand Théâtre lu nu yàqee aéroport Blaise Diagne lan la Ablaye Wade yàqeel bor yi mu daan leb monument de la Renaissance muy génne lu ne ci réew mi. lu Ablaye Wade yàqee réew mi éducation à domicile primaire sa village nga def secondaire sa commune département nga dem def sa université loolu la Ablaye Wade yàq réew mi. ñoom ñii ñooy yàq réew mi. xam nga li tax ñooy yàq réew mi kaay ma wax la bi ñu fi jóge ñaata lañ fi bàcc bor bi fi gouvernement de l'alternance yi jóge moom mu dinu remplacer te kat xale bi wax ji bu mu sori man Sarr nul n'est plus placé que moi pour dire qui est Macky Sall. de 87 à 2008 il est pièce comptable de tout ce qui s'est passé dans ce pays dafa mer nag dem na. déedéet nangul nañ ko ko. déedéet dañ ko buux mu dem kay. nuñ ko buuxee. liñ ko buuxee. dañ ko buux nag kaay ma wax la fekk nañ ko. waaw xaaral ma wax la. waaw xaaral ma wax la. tey li mu ne moom lañ ko buuxee. bu ñu ne woon Alioune Sall nañ ko indi assemblée mu soppi ji ko. Ablaye Wade nag gannaaw yàlla mooy joxe cër. Macky Sall nag Ablaye Wade teg na ko ci yoon mu faloo de. te it mas ta dugg kaso nag loolu dëgg la te mas ta dugg nag kaso. te bu bëggoon mu dugg kaso mu dugg kaso. waaw te bu ko bëggoon a dugal mu dugg kaso mu dugg kaso. mu dugg waaw ça c'est clair. def na ko ministre de l'intérieur. loolu moom bu def na ko collectivité locale. waaw def na ko énergie. tout à fait. def na ko premier ministre. bu ci ne ci yooyu yëpp def na ko président assemblée nationale dugal ko kaso. def na ko porte parole du gouvernement. tout à fait. dëgg la wala déet. te nag mos a ànd ak ñun dugg kaso. 87 la ñu fekk si ci yoon wi man 74 ba léegi maa ngi PDS. j'ai été 8 fois emprisonné te mosuma amee nit dërëm. xanaa bul fi jaar mars rek ma jaar fi. kon kooku teg na Macky ci yoon. Abdoulaye Wade moo bëggoon Macky doon président de la République. d'accord léegi ci discours kii bii premier ministre tàngal ceeb rek la def wax naa la promesse quelques promesses yu ma la jukkil rek ci université yi ma waxoon te respecté wu ko bor bii muy wax bor dëgg la waaye bor bu ëpp nag boo xam ne yow doo ko fay bu la neexee noonu la leb lebe tubaab yi amuñu xarit de seeni intérêt fi mu nekk rek la ñuy topp xaritoo wu ñoog Jean xaritoo wu ñoog Paul xaritoo wu ñoog Waré xaritoo wu ñoog Ablaye Wade xam nga la ñu ko ñu xaritoon fu seen intérêt ne ñu di ko sauvegarder foofu la ñuy ne nun bi ñuy jóge ci réew mi kaay ma wax la ñu ngi ci 839 milliards ñun ci bor 839 milliards 800 francs la fi Ablaye Wade bàyyi en 2012 xam nga lañ daan rembourser par jour vers 900 et quelques mille par jour laaj ma ñoom fu ñu toll nee na yegguñu 70% ñii bu ñu yeggee 70% ñu dee di xanaa ñu ngi kon dañuy laxas jébbal ñu suñu borom Touba xam nga ñoom fu ñu toll ci bor ñoom ñu ngi ci 347 milliards et quelques 2 milliards 200 millions la Sénégal di rembourser 100 et quelques millions. waaw par jour waaw dama ne ñoom duñ ko fay gis nga moom bi bu demee ca bitig ba di leb day leb lu mën a fay man mi su ma demee ca bitig ba di leb damay leb lu ma mën a fay waaye tiitaroo damay leb ci ndodd suñu doom yeeg suñu sët yeeg suñu sëtër yi ñoo koy fay loolu du wax du diine d'accord merci beaucoup alors junj na ko léegi muy année sociale bi nga xam ni vraiment moom la PM bàkkoo te ñu dégg ko itam ci président de la République muy 2018 année boo xam ni dañ ko jagleel vraiment social maanaam mu gën a yomb ndax loolu dafay indi tontu ci ñi doon wax dëkk bi dafa makki pour léegi dëkk bi soppeeku donc wala dafay est-ce que du jox dëgg itam ñi jàpp ni dañu dugg ci année boo xam ni dafay dem année électorale ñu bëgg lu ñu neexale nit ñi pour ñu voter leen année sociale boobu pour yow lan moo ko indi. année sociale bi ci programme président de la République
comme li ma wax rek le plan Sénégal émergent dafa amoon vision en 2017 am 250 000 familles yoo xamante ne dañ koy jox bourse familiale. loolu ci programme bi la bokk. tey yàlla def na ne en 2018 dinañu dem ba 400 000 familles mais Papa Ngagne dafa. est-ce que yaakaarul woon ni lim bi dafa doon wàññeeku warul yokk booy dimbali ay nit ñu ndóol. non mais Sénégal. waaw ñaata boo leen dimbali kay dafa war a wàññeeku warul yokk. non ñaata nit ñoo yeewoo Sénégal 14 millions de Sénégalais. tey président de la République bu amee yéene ne 400 000 familles dinaa leen dimbale. damaa jàpp ne képp koo xamante ne Sénégal moo la ñor du politique moo la ñor. di nga xool ñi nga xam ne tey yàlla dafa bind yamalewul. am na ñu am na ñoo xam ne soxla nañ ku leen dimbale. waaw mu jël yéene boobu def ko ba muy wax loolu dafa dige woon itam 500 000 emplois xam nga 500 000 emplois yi bu ko respecté woon. ci li nga xamante ne mooy le fonds wu Sénégal ci budget Sénégal la ko jëlee. muy fonds propre dimbale ko ñi nga xamante ne ñooy néew di doole ñooñu ñi nga xam ne ñoo toog di seetaan télé bii jërëjëf Macky Sall parce que ñoo xamante ne yàlla mayu leen wërsëg ñuy dem taxaw ci ay banque di fayeeku salaire ñu yor seen njaboot te bourse familiale yi paquet ji la Sénégal tey am na ñoo xam ne seen i doom da doon judd ba am 12 ans 15 ans duñu am kayitu judd. am na ñoo xam ne duñu def vaccination volet social boobu rek war na tax tey ngeen bàyyi politique bi fële te apprécier loolu parce que sénégalais yi ñi nga xamante ne ñoo ko jéeyoo dañ koo soxla moo tax ñu jox leen ko. benn mooy tey vraiment dafa nekk débat boo xam ne bëgguma sax ñu dem ci ginnaaw parce que dem ci ginnaaw daf ñuy tardeel li fi xewoon ñaanuñu yàlla mu xew fi te yow xam nga ne li fi xewoon du fi mës a xew parce que président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall bokkuñu ay vision président Abdoulaye Wade dirigé na gouvernement Abdoulaye Wade dirigé na gouvernement Abdoulaye Wade ba Abdoulaye Wade sant ko gërëm ko gis nga àdduna nit ku nekk yàlla mooy sàkku nguur président de la république nga liggéey mën nga liggéey ba dee te doo ko nekk mën nga ñàkk liggéey nekk ko waaye Macky Sall dafa ànd ak Abdoulaye Wade ci ngor liggéeyal ko mu toog ci télévision yi vidéo yaa ngi dox mu teg ko gërëm ko sant ko parce que liggéeyam ak yaroom d'accord yaa ngi dégg lii ci ëpp solo mooy le président de la République respecte les Sénégalais le président Abdoulaye Wade c'est le contraire xam nga ñun on a fait de 2012 ak léegi on a fait 5 ans mais yéen bi ngeen fi toogee 12 ans am ngeen 15 réformes yëpp boo ko xoolee lépp rek dafa jëm ci intérêt Abdoulaye Wade moo tax bu ñu wàññeekoo rek dañuy fausser débat bi amul lenn loo xam ne ci 15 réformes yooyu luy njëriñu Sénégalais yi la damay jël réforme bu mujj bi le ticket bloquant les 25%. mais bu comme jàllul. waaw mais déedéet dama koy waxal jàllul. parce que population bee jóg. mais jàllul. Macky Sall indi fi benn réforme. benn réforme boo xam ne. soo ko jàngatee 15 points yi amul lenn loo xamante ne avantage du président de la République. ba ci mandat bi nga xamante ne moo ko moom tey jii yaa ngi dégg mu dem def ko 2 fois 5 ans bloqué ko foofu mi ngi ci sa yaa ko voté ci référendum bi. mi ngi ci réforme boobu 2 fois 5 ans mu mën a jur musiba aussi. voilà déedéet déglu rek 2 fois 5 ans dama leen expliqué lépp li ngeen fi def ci gannaaw laa lay waxal de bala maa ñëw ci réponse Pape Ngagne réforme boobu noonu les 15 points les 15 points mu xool diaspora bi renforcer institution bi ñu nekk mooy assemblée nationale renforcer conseil constitutionnel yaa ngi dégg renforcer les droits ci nga bokk droit yi ci nga bokk kon yow Macky Sall. yow doo Sénégalais ma ci Sénégalais yi la bokk. te gis naa ci sama bopp comprendre nga li ma la wax kon ñun dañoo bokkul ay vision mooy sama waxu njëlbeen. kon waxu Abdoulaye Wade ñun indiwuñu xam li ñu fi wax man li ñuy wax mooy def ngeen la ngeen mën muy ay AIBD du seen xalaat 1978 la ko socialiste yi xalaat du Abdoulaye Wade itam mais si non mais si Sénégal non Sénégalais yi jéppi nañ la nag non dama ne 78 la ko socialiste yi xalaat dama ne AIBD laajteel dama ne xalaatu socialiste yi la du ci Abdoulaye Wade si du Abdoulaye Wade am na lu mu ci def parce que ñëwaguñu ci AIBD mi ngi fi dossier yaa ngi fi ñu toll nii li ñuy wax mooy le président de la République yéene bi mu am le gouvernement du président de la République à travers le premier ministre Boun Abdallah Dionne lan mooy seen vision li mu fi def Sénégalais bi bu nekk gis na ci sa bopp. d'accord tey jii su suñu budget bi ñu voté 3709 milliards dañ ci jël 1100 et quelques milliards def ko ci social moom la ñuy wax ñoom. mais social boo xamante ne tey c'est destiné aux femmes à la jeunesse
aux personnes vivant avec un handicap. d'accord te ñu nekk ci Sénégal boo xam ne soxla nañu ko. d'accord dama jàpp ne loolu mais dara ci concussion mbaa corruption daal taxu ko jóg. parce que dañu jëm ci ay année boo xam ni année électorale la année électorale présidentielle la ñu ne dañuy jël ay autant de milliards tas ko ci réew mi ci social lañ koy def mais loolu mën na tey xel. xam nga ñun ay député lañ. waaw te budget dañuy indi budget te dañuy voté budget. waaw damaa jàpp ne tey bu ñu ñëwee ne budget Sénégal yokk na nekk na 3709 milliards. waaw te gisuñu ci loo xamante ne c'est à l'avantage des femmes ñun jigéen ñi ñun ñoo war a plaider la cause de la femme. d'accord xam ne jigéen ñi soxla nañ financement jigéen ñi soxla nañ formation ñu fexe ba plaider leen ci budget yi ñuy voté bañ mën cee gis ci seen bopp. d'accord am nañ ay député jeunes ñoom it seen wàll mooy dinañ plaider. ba jeunesse bi mën a gis seen bopp. voilà d'accord honorable soo ko déggee nag wax dëgg yàlla ay la yéwén di nga xam ni ñoom itam ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour jàppale askan wi ci seen taxawaay ak seen nekkin lépp gën a baax. waaw Baye Ngagne xam nga dafa wax ni vision Ablaye Wade du vision Macky Sall effectivement c'est diamétralement opposé parce que Ablaye Wade lu ne fàng kenn du ko jeex xam nga yow sénégalais yi lay déglu dañ nañ ci yow et respecté woon nañ la parce que boo nee AIBD c'est le parti socialiste te Ablaye Wade bi mu nekkee ministre d'État ci auprès du président Abdou Diouf la ko xalaat ne dama ko yóbbu Kër Massar ñu ne ko Kër Massar foofa baaxul ngelaw li baaxul yàlla def mu génn Souleymane Ndéné Ndiaye leeral Habib Sy leeral Alioune Sow leeral te ñoom ñëpp ànd ak yéen te wax te yàlla tax rek te yàlla tax tey laloo seen ndeyjoor nga ne du œuvre Ablaye Wade. deuxième aéroport du Sénégal. xam nga mi ngay wax par respect dama la déglu dama la déglu nga wax da lay déglu sax moom waaw kañ dina la déglu du dëgg kon soo ne du œuvre Ablaye Wade daf may jaaxal ma yaakaar ni Baye Ngagne waaw vision ak Ablaye Wade du benn parce que Ablaye Wade son fort mooy commencé def lu bon ba mu jëlee réew mi baal na la xëcc la teg ci wetam ku liggéey ak moom ak ku liggéeyul ak moom ku ànd ak moom ak ku àndul ak moom ñi nga xam ne ñoo ko gënoon a sore gën koo sonal ñooñu la gën a fonk bu Macky Sall jëloon loolu ci baayam kon du ne yot doomam ji Karim Wade nga xam ne gannaaw yàlla lu mu am ci réew mi ci Ablaye Wade Karim la mu yóbbu ko tëj ko ñetti at ak ñaari weer te ba fii nu taxaw di ko wax barke Serigne Fallou moo ma gën a lu yàlla bind preuve amul du début premier jour procès ba keroog bi ñuy joxe verdict bi barke Mouhamed ma ca Medina maa ngi toog nangul ko seen ay acquis laa lay wax nii dama ne ci laa jëm dafa ne Ablaye Wade ak Macky duñ benn dama bëgg a wax ne vision yi dafa ne vision yi du benn ma di ko wax bëgg a wax lu tax vision yi du benn yow seen budget bii moom rek a leen tax a jóg waaye sénégalais yi am nañu fulla de dama wax ci benn émission ma ne ku mbooloo ak organisation ak mobilisation taxa naagu réer nga Baye Ngagne bi ñuy def meeting de clôture en 2012 fii commencé buntu kër Cheikh Béthio ba ca boulangerie jaune Ablaye Wade ñuy filmer bu mujj techniciens yi ne ko mënatuñ koo filmer nañ jël hélicoptère ñu jël hélicoptère filmer ku ñu ne woon bu gaa yi noppaloo samedi bët seddi dimanche ñu ñàkk réew mi barke sëñ Fallou nga weddi ko gëmadi wunu yàlla de nguur yàllaa koy joxe yàllaay photocopie ci nguuram jox ko ku ko neex ñii dañu tàmm fu ñu dajeeg yéen ci élection def leen ko waaw xam nga li tax xam nga nag déedéet xam nga li tax ñu di ko def dañuy xërëm ah ci la ak ndox mi dañuy xërëm ak ndox mi ak saafara yi ñuy def ci ndox mi loolu nag ëpp na xaaral ma wax la ah man li ma jàngoon l'eau est incolore inodore et sans saveur su amee changement qu'est-ce que je vais dire foofu rek laa ko teg de teguma ko fenn benn ñaar kon mooy ndox mi ngay ñu gis muy xonq ak def affaire léeg-léeg mu xonq surtout en temps d'élection rek lay am fi mu nekk ndox mu ngi leer naañ bu ñu jubee élection rek budget bi du budget dara dul budget campagne boo demee budget assemblée nationale liñ ko woteel faram fàcce wuñ ko comme nii ngay def lii moo jëm fii lii moo jëm fii lii moo jëm fii dañoo globaliser rek ak yeneen ministère yokk seen i conseillers qui peut les contrôler normalement assemblée nationale moo leen war a complet nous n'avons pas les moyens de les contrôler kii gune gi député Idrissa Seck bi ci yoroon bokku moo yoroon comptabilité wax na ko ba génn assemblée mosul am preuve kenn mënul contrôler le gouvernement kenn mënatu la contrôler le kii Sénégalais yi nag yeewu nañu soo ootee jox leen bu jox leen xaalis ñu sol bu ñu demee ba ñu gis leen ñu dellu si waat ndax dépense amul. en tout cas législative yi wane wu ko. waaw xam nga législative yi mënu ko wote wax naa leen ko démb le premier ministre dañuy dem la place de Woré Sarr photo yi ñu def Baye Ngagne Ndiaye Woré Sarr juddu 50 ñu defal ma 2012 fu may wote mbala nga rang ba yegg ñu ne la nee naa leen du ngeen ay voleur yéen a mag voleur sàcc yéen a ko mag ci élection du ngeen ay dealer du ngeen ay receleur yéen a mag receleur ci élection législative yi moom ay dinki lañu suñu sàccul barke Serigne Fallou Mbacké bu ñu sàccul duñ dem parce que nit ñi sonn nañu
élection kenn mënatu dégg naa fii démb kuy def déclaration ne saako ceeb 13000 barke Alaaji Fallu 14000 francs boo ko amul ceeb bi ñuy béyee Sénégal doo ko sóor ils sont en train de tromper le pays. lii moo rey Abdou Diouf mu ngi baax de moo rey Ablaye Wade te mu ngi gerte Macky. waaw mais année sociale bi mën na ko changer. nu ngi koy changer. bu ñu gënee yombal. 400000 familles yi ñoo xam nga lu ñu ci jubloo électeur bañ nañ ko ba wax nañ ci campagne bi ne ku ko watewul ñàkk nga te bu ngeen ko watee dañ koy yokk yóbbu ko 100000 waaye yow borom kër nga xëy jox ko 3 mois 25000 soo ko calculer 800 francs borom kër bi am ñetti étudiants à l'université Cheikh Anta Diop kenn ku nekk ñu di la laaj 25000 wala ñu di la laaj 35000 loolu mooy dimbali nit ki doo ko may jën da nga koy wan nu muy nappe. c'est ça la vérité Ablaye Wade bi mu fi nekkee social yi wuute de ndax moom garmi la cey kooku ku tàggoog moom doo namb dara xool ay suur te ku tàggoog Ablaye Wade suur barke sëñ Fallou. ci yéen waaye day du dimbali sénégalais yow sa patron xam na ci dara. waaye du sénégalais sa patron xam na ci dara. Ablaye Wade réew mu wàcc ñu xam ne président ñëw na. te sa patron xam na ci dara. d'accord honorable ñi mu suuxat def leen ay milliardaires def leen ay millionnaires ñoo gore di dem buñ gore woon dañuy ànd ak ñun toog. suñu gémmiñ di naaj ñuy wax. ànd ak ñoom ci li jëriñ Sénégal. lu jëriñu Sénégal ànd boo gis rek. yéen de keroog ba ngeen demee Grand Théâtre da ngeen ne gongo. d'accord te fu ngeen dem ne gongo. d'accord léegi honorable kooku du jëf day kooku du wax day jëf. honorable seen baay du seen morom. s'il vous plaît honorable Woré ci li mu lay interpeller toujours mooy ci manque de transparence ci budget yi wax na ko ci élection yi wax na ko loolu nga xam ni daf leen koy jiiñ te du moom rek ñu bëri jàpp nañ ni élection yi du leer législative yi ñu génn bëri na mbuxum Ndakaaru ñu ne dañ ko foqar ci jaay doole yooyu nga xam ni daf koy wax ñeneen di ko wax loolu xam nga waxtaanu politique noonu rek la mën a demee ok parce que wax dafay am base dafa am fu mu war a teg pour di ko wax yàlla dafa def ñun ay député lañ te damaa jàpp ne bu ñuy wax budget bala ñu koy exécuter député dafa am liggéey bu am solo bu ñu ciy def dañ lay indi loi de finance initiale mooy ci li ñu nekk nii di ko def ñu demaat ci tuuti ñu indi ñu loi de finance rectificative ñu demaat loi de règlement fa la lépp nekk moom député la nekk assemblée nationale damaa jàpp ne lu fekkente ne moom prérogative am en tant que député xam na ko te def na ko liggéey na ko ak waa coalition damaa jàpp ne lépp lu mu bëgg mu leer mën na kaa jaarale à travers l'Assemblée nationale parce que am na prérogative am député la parce que nit ki bul wax pour nit ñi dégg la wala pour wax pour yàq da ngay wax li mën a nekk su fekkonte ne Tata Woré amul woon prérogative contrôler l'action du gouvernement ci ay prérogative am su ko waxee kon mën naa am ma wax ko loolu mais moom mi ngi ci biir Assemblée nationale te xam na ne budget yoon fay voter transparence kese moo fa am dañuy toog ñu leen di laaj taux d'exécution du budget dañuy ñëw question d'actualité lépp lu leen jaaxal ci Sénégal quand même wax dëgg yàlla loolu premier bu dee ni nga ko waxee noonu lay demee mais noonu la demee laaj ko bu dee ni nga ko waxee noonu lay demee noonu la demee bonne question parce que lu ñuy wax rek nañ ko teg ci yoon pour wax léegi ko may mën nga ma ko may benn virgule rek s'il te plaît lu voilà. ndaw ndax noonu lay demee dama ne honorable dama koy poser moom une question ci lu dul yàgg nag la parce que waaw moom dama laay koy joxaat poser mu une yeggale, question waaw nekk nañ 12e ba mu jeex 5 ans Thierno Bocoum moo yoroon comptabilité de l'Assemblée nationale laaj ko ñaata yoon la indi rapport def comptabilité ne lii moo fi xam lii lañ def fii lañ jaar budget moom mii war na cee mën a joxe ndigal parce que c'est mooy deuxième questeur de l'Assemblée nationale premier questeur ak deuxième questeur ñooy ànd ak président de l'Assemblée nationale defar budget donc nu koy indi commission des finances laaj ko moom d'accord 12e bi ñu ne moo nekkoon 2e questeur. D'accord. ça n'a pas changé. laajal na ko ndax moom c'est bon mu ngi noonu. xam nga moom dafay wax toujours problème mu Thierno Bocoum. Thierno Bocoum nekkoon ne Benno Bokk Yaakaar yore commission comptabilité et gestion de l'Assemblée nationale. mais yow nan ngay nekkee ci mbir nekk ci groupe parlementaire bi ne lépp baax na nga génn ne lépp bon na. loolu dafa logique mënu ko maye. dama ne commission comptabilité moom mii am na fa accès moom mii ware su nekkee membre xam nga ñun bu fekkante ne commission comptabilité dañ ne c'est limité à la coalition Benno Bokk Yaakaar booba li ñuy def lëndëm na te bu doon yéen da ngeen ko def ndax bu ngeen xoolee 2007 ba ngeen ñëwee taxaw am fi majorité indi fi loi Sada Ndiaye pour wàññi mandat Macky Sall kon yéen amoon ngeen fitu yéen seen groupe parlementaire ngeen limité ci seen membre Benno Bokk Yaakaar ëmb lépp mais commission comptabilité dañ ko ibbi mu am ay membres yoo xam ne Benno Bokk Yaakaar liberté démocratie non inscrit transparence mënut a weesu loolu su fekkee membre nga suba loo bëgg a xam ci commission wala ci gestion assemblée nationale war nga ko mën a xam kon dama jàpp ne assemblée nationale li mu amee leeraay
loolu ci biti noonu la amee ci budget yi ni voté à l'Assemblée parce que il est député. elle est députée. kon li ëpp solo tey sénégalais lambda yi nga xamante ne danoo ñàkkoon courant te amuñu ko. yéen bi ngeen fi nekkee xam nga ñaata village ngeen électrifié. 1600 et quelques villages. ci 2012 ak 2017 3700 et quelques villages. ñu ngi ñuy seetaan. amuñu woon télé ñu ngi koy am. amuñu woon courant ñu ngi koy am. loolu mooy débat loolu mooy wax ji. PUDC lan lay liggéey ci forage pour man loolu du débat. mais si non pour man lii la ngeen fi defoon ñun lii lañ fi def man pour man vraiment loolu du débat. mais xam nga tey pour man lii débat man mooy yéen par exemple li ngeen di def naka la ko askan bi gisee. est-ce que gis nañ seen bopp ci li ngay wax nii. loolu mooy wax ji. léegi nag xam nga mais ñoom lii lañ defoon ñun lii la ñu def. bëgg a def comparaison ci loo xam ne ñun mi ngi ci suñu ginnaaw. parce que comparaison du mën a ñàkk. parce que man dama nekk mouvance présidentielle ñoom ñu nekkoon fi bëgg ay aman nguur kon ñoom bala ñoo convaincre sénégalais yi pour aman nguur. dinañ leen fàttali lañ fi am ne defoon loolu tam dëgg la. nañ waxante dëgg parce que tey jii ñun li ma naan a débat la mooy li nga wax dëgg la. sénégalais bu ne war ngaa mën a gis sa bopp ci nguuru Macky Sall loolu mooy politique am. waaw ki ñàkk courant ñu may ko courant indi ko ba ci village am. ku leen dégg daal xam na ni année bii nga xam ni moom la ñu jëm du doon année boo xam ni dañuy wax dëkk bi dafa makki loolu moom leer na. mais loolu moo baax. waaw loolu moom kenn du ko wax année 2018 loolu moom kenn du fi dégg année bi dafa makki. incha allah loolu moo leen tiital nag Wolof Njaay dafa wax ni waaw loolu moo leen tiital Wolof Njaay dafa wax ni boo toogee di sàq mi te saxoo dara naxoo kenn sa bopp kay nax gis nga wax na affaire comment encore élection bi ñu fi defoon di tànn di wàññi mandat référendum bi Macky bu bëggoon a natt boppam du ci boole benn point képp lay doon ne damay laaj waa Sénégal ndax d'accord ngeen pour ma toog 7 ans wala ma dem mais lañ ca dëxëñ moo tax tey gannaaw bu ñëpp àndee ne da ngay dem du tee moom mu dem kon kañ jarul sonn nañ waxante dëgg xam nga Sénégal kenn mënu leen a nax Sénégalu léegi du Sénégal bee passé de Sénégalu Ablaye Wade du Sénégalu Macky Sall damaa bëgg sénégalais yi ñoom ñu def distinction entre nguurug ñam fi la leen fekk nguurug Senghor fi la fekk sénégalais yi am nañu dee mais am nañu ko fekk nguurug Abdou Diouf fi la fekk sénégalais yi am nañu dee mais am nañu ko fekk nguurug Ablaye Wade fi la fekk sénégalais yi am nañu dee am nañu ko fekk nguurug Macky am nañu fi fekk ils n'ont qu'à faire la différence des gouvernements. loolu que ça se va. du benn ci élection yi ñu jaar rek dama jàpp sénégalais yi sàcc ngeen sénégalais yi bu ñu amutoon mbégte ci ñun lu ne ngeen di kon fu ñu jëm ci élection du ñu dëng paasewul te boobu léegi ñu ngi gagné élection dëng te paasewul nga dem ba ca fa ñu inscrire nga dem joxe sa carte ne damay inscrire damaa bëgg a wote c'est mon droit le plus absolu nu dem ba à la dernière minute nga dem à la place d'un homme on met la photo d'une femme nga gis mag moo xam ne am na plus de 60 ans ñu defal ko âge koo xam ne 20 ans la am li gën a garaaw te gën a garaaw nag mooy da ngay yor saw carte ñu defal la bureau de vote numéro 4 nga pendam ba yegg ñu la registre bi da nekkuloo ci ba pare bàyyi ngañ dama koy laaj bu fekkoon lu leen waay laaj ñu tontu ko kon coow du am man bërki démb bi ministre de l'intérieur ñëwee wax naa ko ne ko que veut dire une ordre de mission parce que ordre de mission ngeen tojee Dakar tojewu leen ko dara lu fab seeni ordre de mission te ñi ngeen tuddee ordre de mission joxu leen ko sax da ngeen a seet ñu leen neex ngeen def leen ci seen fichier ndax yéenay sàcc di àtte seen bopp vous n'avez pas de contrôle nit ñi toog ñu ne ordre de mission ngeen ñëw ordre de mission moo daani réew mi moo daani Khalifa Sall moo daani ko fi perte moo la lii ak ñàkk a jot saw carte waaye bu ngeen wóoloo seen bopp barke Serigne Fallou maa la ko waatal fii barke Cheikh Abdou Karim Mbacké Fallou su ngeen wóoloo seen bopp ku bindu woon te jotul kartam jox leen ko kartam. ñi ngi ci dégg nga le ministre de l'intérieur aussi li mu wax. waaye yow ma ne. non mais loolu aussi honorable député dégg nga vraiment le ministre de l'intérieur. gage yu clair yi nga xam ne joxe na ko waaw moom lii mu wax tàngal ceeb la waxoon na ko. waaw ñëw na intérieur tàngal ceeb ñëw na assemblée tàngal ceeb la. tàngal ceeb la bu ko masta wax bu ko waxee ma gëm ko mais tàngal ceeb la. fi mu nekk nii ku jëloon ku bindoon nañ ko jox kartam. ku am erreur ci sa carte nañ ko rectifier. ku ñëw bulletin de naissance waxoon na ko bëgg a bindu nañ ko bind. te buñ bindoo nañ leen jox seeni carte rek ñu seetaan. d'accord merci bëri ngeenub xaalis lool tubaar fakal la. cey Ablaye Wade kenn mës ta xam lu mu am waaye yow bàyyi ngañ président bu nekk ci réew 12 ans fukki at ak ñaar créer des millionnaires benn ci président ak ay milliardaires. kër ga nga dëkkoon ba ngay opposé en 74. mais nu mu ko créé.
lu mu ko ñoom créé ñoom la ànd ak ñoom baal ma nan la créé milliardaire ànd ak ñoom ñoom la jàppale créé, leen ma koy wax ji egg di na. leen jàppale di leen dimbali. waa bàyyi sénégalais yi lambda. Bàyyi un Sénégal Sénégalais lambda. lambda qui est à Kédougou. kaay qui est à Kédougou gis nga sénégalais lambda bi nekk gis nga sénégalais lambda Voilà. bi nekk Kédougou Loolu suñ mooy ko ne woon tey question. Macky Sall ak Ablaye Wade kuy ñëw barki Serigne Fall dañuy fecc ne Ablaye Wade dikkal mais yow tam campagne bi war na la ko président Maguette bu am 91 ans toog juróom-ñaari at juróom-benni at di ko cim réew taxaw di campagne 15 jours nga am 19 députés waaye sénégalais kay wane nañ seen bopp da ngeen noppi doole rek man Yéen Awa sàcc Niang di àtte seen bopp. ci li may ñëw mooy wax nga taxawaay bi nga xam ne président def na ko naam ci lu bëri mais est-ce que amul fu mu lajjee muy ci jeunesse yi muy ndaw ñi bu ñu xoolee li nga xam ni moo xew fii ci Libye tey ay doomu Sénégal te li nga xam ni premier ministre wax na ko à l'Assemblée nationale mu xaw ma jaaxal mooy ñoom yëgoon nañ ko ni jeune ndaw ñi ngi am jafe-jafe foofu mais jëluñu ci ay responsabilités yi waroon jëluñu taxawaay bi war bi ko CNN waxee ci la ñu gis ñu jël ay ndaw indi leen taxawaayu bi ñu waroon taxaw est-ce que bu ñu ko taxawoon dinañ dem ak mbaa bu ñu demee itam jafe-jafe yi mën na leen fa fekk bu fekkonte ni jël nañ matuwaay yi ñu war a mën a jël pour indi leen. waaw Papa Ngagne xam nga li may expliquer président dafa am vision le plan Sénégal émergent sur 35 ans xam nga fekkente ne yow da nga am benn programme nga ne sur 35 ans nga xalaat ne Sénégal vision bi fii la toll. yow nga ñëw li ñuy wax ay 4e année PSE nga bëgg problème yëpp rek lendoo loolu mënul nekk mais li ci ëpp solo tey mooy politique bi nga xam ne président mi ngi koy def ak son gouverneur envers les jeunes benn ñaar mooy tey nañu jàpp ne Sénégal comme ni mu amee ay migrants ci Libye noonu la yeneen pays africains yi amee ko Sénégal mënul bokk ci exception bi mais li ci ëpp solo mooy. mais bokkoon ci nag moo gën mu bokkoon ci exception bi moo gën. mu bokkoon ci exception bi moo gën. parce que nag au moins loolu aussi diggoon ngeen leen ko. waxoon ngeen leen ku amul liggéey di nga am liggéey ku amul jabar di nga am jabar xam nga lu ñuy wax bu ñu toogoon ba ne ñu ne 35 ans. waaw jeunes yaa ngi Libye réponse bi mën nañu wax mais dañu commencé. parce que dañ leen ko diggoon nekkaguñ ca fin ba mais ñu dégg nañ leen moo taxit ci seen i programme jeunes yi gis nga lu am volet yu am importance yi nga xamante ne c'est destiné aux jeunes. kon li am mooy sensibiliser à travers les parents ñu gëm ne Sénégal gii am na ay changements jeunes yi war nañoo mën a réussir fii ci Sénégal loolu sensibilisation la en dehors état lu muy def parce que lépp rek état mënu ko état tey jii mënul kër gu nekk mu dem fa sàmm xale bu fa ne am na loo xam ne part de responsabilité des parents la ne ñu sensibiliser seeni doom problème yi Libye état Sénégal daf ci def lu am solo xam nga dégg say doom ña nga ca àll ba ba ñu dem tàgguwuñ la jaaruñu par voie légale xamoo noo def ba ñu egg. ñu nekk ci te loolu yëpp nga seetaan ba mu am ci réew mu ne réew mu jaar ci yoon la xale mën fee def loolu yëpp nga wax ko tàggoowul dem yëguloo ko te yow nga ni réew nga yore da nga war a sàmm sa ay ndaw est-ce que itam loolu waruñu taxaw xoolaat ko. mais man néewuma lépp c'est rose. am na lu des. mais am na lu ñu def lu am solo. ci jeunes yi en question de création d'emploi. am na lu bëri loo xam ne Macky Sall mu ngi koy def mais vision bi 35 ans la mais fi ñu toll nii. li ñu jot a def nii. yaa ngi dégg nañ ko renforcer mais lépp solo Papa Ngagne mooy li may wax léegi dañu am problème ñu am état bu am yërmande ci ay doomam. 2500 jóge nañu Libye ñëw ñibbi si Sénégal. ñoom duñ ko wax bërki démb rek 170 personnes jëlee nañu Libye. jóge Libye ñëw Sénégal kon am nañ au moins assistance ci jeunes yi ci boobu loolu it bu amee tey président Macky Sall lii bu mu amee nii am na benn financement boo xamante ne li ñuy wax financement rapide yoo xam ne c'est destiné aux jeunes yi nga xam ne porteurs de projet lañ tey jii war nañu mën a toog. rapide boobu mooy lan rapide c'est-à-dire financement rapide loolu mooy lan. financement rapide bi xam nga tey financement mën na am ay nga bëgg ko. nga am ay gàllankoor pour mën ci jot mais bii projet bu ñëw ñu ficelé ko projet bi baax yaa ngi dégg ñu gaaw financer la pour nga mën a dem liggéey. sans garantie wala. waaw mais ça dépend ci convention avec les banques parce que loolu en tout cas li ñu ci jublu mooy jeune bi nga xam ne am na projet te war la financer ñu war la accompagner. alléger les charges yi ba nga xamante ne di nga mën a am accès ci financement yooyu. d'accord honorable voilà man nag kon jàpp naa ne ak formation yi nag ak formation yi financement rapide maa ngi koy doog a dégg ak formation yi waaw formation yi des jeunes à travers le ministère de la formation professionnelle liir nga li mu indi assemblée nationale ñaata jeunes la ñu formé au Sénégal
ñaata jeune la ñu dugal fonction publique. léegi kon loolu lépp tey. ñu ngi ciy def lu ñu mën. mais bu fekkonte ne nanu doon ci Sénégal liggéeyoon nañ ci loolu ñun bu ñu ñëwee dañuy mottali. voilà mais ba ñu ñëwee dañ fee fekk loolu lañ fa waroon fekk à travers les moo tax jeunes. mu metti ci yéen voilà moo tax mu metti ci wax nga ko léegi nee nga ku fekkee jamono Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade mais ci jamono Macky Sall nag la ñu déggee financement rapide maanaam sa projet taxaw ñoom galgal bu ne la ñuy def xaalis rek la ñuy wër bu ñu campagne pour dire vrai xam nga kiy sàcc di àtte sa bopp doo gaaw a feeñ parce que émigrant mosul jóg ci Sénégal mais nag jàpp doomu jaambur awale ko ci gaal mbaa nga awale ko ci oto yóbbu ko ba Libi jaay ko comme kuy jaayum xar guléet gouvernement Macky Sall la mosul am ci Sénégal waaw yow naka nga ne je gère la sécurité des personnes et leurs biens nga am ay frontières am ñu ko mën a garder ku fi jël avion aéroport nga jaar dëkk boo wàcc y a des renseignements généraux ngay seetaan di seetaan ba doomi jàmbur yi jeex luñ bëgg la tontu duñ ko tontu dama ne premier ministre est-ce que vous pouvez me dire le nombre de Sénégalais qui sont morts en Libye? Il ne répond pas. Je veux savoir le nombre de jeunes qui sont revenus au Sénégal. Il ne répond pas. soo leen posé luñ bëgg la tontu duñu tontu parce que ñoom gaynde gu tëx lañ dégguñu jàpp. Ablaye Wade ak lu ko waay manti waxal réew mi ne nag wàcc na fa est-ce que ba la Joola mais ku aye nu fande duñ ne sa aye neex na nag nañ waxante dëgg nga aye sa ay ma ñëw fande lu tax ma naan ay gi neex na mais li mosu fee jóg Ablaye Wade lu ngeen ko waxoon da ngeen ne rupture bateau la Joola est-ce que bateau la Joola ba bateau way départ Ablaye Wade yëg na ko est-ce que ba ñuy embarqué nit yi fekkee na ko est-ce que bañ koy doxal fekk na ko mais moom daal bi xale yi dem Libi yëg na ko bi xale yi di dem Libi waaw mais loolu la bëgg dama la bëgg a wan ne loolu la bëgg a wax moo tax kon moom lañ ko ji waaye bañ ko jiñee it nag ba ñëw waaw wax dëgg yàlla ci générosité am wax dëgg yàlla damp na leen bakkan de kenn mënu koo jot may sàmbe waaye damp na leen bokk ne 10 millions moo tax soo amee 5 am nga 50 millions loolu damp na leen waaw damp na leen guerre du Golfe fi la nu fekk ji du jamonoy Ablaye Wade jamonoy Abdou Diouf la te jàppale na leen xam nga affaire bi nekkul foofu su ngeen nee liggéey am na naxu leen kenn seen bopp ngeen nax maa ngi yow wax Sénégal a ngi ñuy dégg. ana waa Prodac. jeunes yaa ngi lay déglu de. waaye man bu ma jeunes yee déglu laisse mouton pisser tabaski viendra. laisse mouton pisser tabaski viendra barke Serigne Fallou laa wax moo ma gën a lu yàlla bind bu ngeen sàcc lu ngeen gañe réew mi. nit wato rek jël kartam normal dugg rang ba yegg wate jeexal ngeen. xaw ma na ngeen def seen i pexe ndax yéen mën ngeen jiit honorable loolu li mu waat nii mën ngeen non xam nga li mu waat nii xam nga bàyyi ngam lan laa gëm man xam nga lu tax lan laa gëm xam nga lu tax may ko mu daane rek après nga xam nga lu tax lan nga gëm yow nga xam nga lu tax ma gëm loolu waaw damaa dëkk ci dëkk bi dëkk ci réew mi di xam li nit ñi souffrir togg añ bu ca reer jeexoon na fi dellu si na mu ngeeti dellu si na ci réew mi cotiser jënd xar dellu si na ci réew mi jóge woon na fi da ngay jënd ba jëndaale sab xarit dimbali keneen mu jënd soble ak pomme de terre dellu si na ils se trompent de cible. Ils n'ont pas la bonne information. Les Sénégalais sont fatigués, les jeunes ne travaillent pas, ils sont découragés. D'accord, merci beaucoup. Ils sont stressés. waaw man de li mu gëm xam nga li mu waat noonu voilà li mu waat noonu ñun ay jullit lañu. ah man de waa dégg Sëñ Fallou kay xam nga ne jullit dañu Sëñ Fallou la dañ koo bokk. maa la man ci nag jiitu damay nag taalibe sëñ man nag Sëñ Touba fa nga ma fekk. mais lenn rek laa lay wax ak képp ku mën a toog di waat kenn rek lañ gën mu yàlla sunu borom moo ëmb ñëpp. te gis nga nguur yàlla moo koy jox doomu aadama te yàlla nag ki mu def mu nekk nguur tey mu diriger Sénégal Macky Sall la. bu wér bàyyi ma mu wér fekk jox ko. loolu moom maanaam tey bàyyam jox ko bàyyam jox ko moo ko liggéey. ah c'est la continuité du bàyyam PDS dafa xëccoo pouvoir. non non bàyyam c'est la continuité du bàyyam PDS dafa xëccoo pouvoir. dafa liggéey bàyyam dafa dem xëccoog ci moom sénégalais ya bu doon sonn. bàyyam rek la du ko jot ah. Voilà. ndax lan non bàyyam daf ko xëccoog moom. bàyyam xëcc na koog moom. bu ko xëccoo na joxoon ko tey du dem d'accord naa élection. xëccoo na koog moom. bàyyam bu ko joxoon waaye tey bàyyam dem de gor la. élection. waaw d'accord ba nga xamante ne bàyyi na dafa ne topp leen ko te jàppale ko sama doom la. xam nga tey jii Macky Sall honorable waaw. tey jii du yow Macky du gënoo ma yéenay koo xam. waat d'accord bàyyi ko mu du eggale. yéen a koy teg ci yoon pour mu falu ndax dañ naan wolof nee na ku sa wujju di sëlëm doo set xam nga yéen te chaque jour bu ngeen jullee toog ci seen i sijaada di wér di yàlla na Macky daanu fekk na boobu la ngeen di ñaan ci suuf yàlla nga ko yëkkati ca kaw ndax xam nga lu tax xoolu ngaa wax sénégalais yi ñu ngi koy wax. bàyyi ko mu eggale xoolal sénégalais yu mu sedd danga may bàyyi rek ma dégg waaw. dama ne tey sénégalais lambda bi nga xamante ne am na lu ko manqué woon ci dëkkam mu gis boppam ci nguuru Macky Sall du ay politiciens mooy taxaw ci télé wala taxaw ci rajo di wax loo xamante ne dina changer de mentalité déedéet nekkaguñu foofu nekkatuñu foofu ci Sénégal dëgg la kañ.
li fi manqué woon tey ci Sénégal à travers PUDC à travers Puma à travers Promoville à travers cité religieuse yi li fi Macky Sall def yëpp à travers les denrées de première nécessité 2012 ba léegi D'accord. xam nga da nga naan ay ceeb chaque jour à l'Assemblée nationale mais ceeb 22 500 la woon ceebu mbay mii mënuñu def ay quantité yu bari pour l'autosuffisance en riz ba pare ceebu mbay bi nga naan 15 000 francs sénégalais yaa ngi lay dégg prix ceeb bi ci vallée bi lañu ko fixé eggul saako 11 000 francs ba muy jar saako 15 000 francs merci beaucoup yaa ngi dégg kon jàpp naa baal ne ma nga daaneel foofu rek s'il te plaît mën nga wàcce daaneel foofu réalisation président waaw Macky Sall à travers le Sénégal kenn nattable tu ko d'accord merci beaucoup bu dee politique yi nag man ngeen wax waxu politique léegi il faut ñu changer chapitre nga baal ma rek déedéet loolu dinaa ci tontu tuuti waaw kon nga parce que man tey rek nga bañ ci tontu lu muy tontuwaat rek tey rek tey waaw yàllaa ma gënal damay dee laloo sama ndey jor te passé naa fu may wax lu ma gëmul jënd naa saaku ceeb riz de la vallée ku ñuy wax Arona Gueye moo ma ko jaay mu ngi may dégg ma doon ko yóbbu di ko yóbbul benn nit 14 000 francs laa ko jënd ceeb bi ñuy béy ci réew mi d'accord kilo bi yàpp ñun bi ñu fiy jógee 1400 la léegi ku matt rek ñu lugg la ndax kilo 3000 la waxal sa diggante ak sa traayu bàmmeel liitaru dawlin bi ñu fiy jógee 1000 francs la léegi 1200 la kilo meew 2500 lañ ko doon jënd tey mu ngi ci 3000 wëral bitigi barke sëñ Fall laa wax lu ma wax sëñ Fall laay teg te ku ma xam-xam ne sama sëñ Fall ñaata ngeen fi bàyyi gaz bi ñun 5000 lañ fi bàyyi woon ñu am après mu ñëwoon ñaata ngeen ñëw pétrole bee wàññi ko di courant gaz daa waroon a wàcc pétrole bee ne bëpp ci suuf ñun bi ñu fi nekkee pétrole daa yokk am ngeen fi nekkee pétrole daa wàññi ko d'accord courant bi bari ba dee 900 heures de coupure voilà léegi 900 heures tey ñi courant bi ñu yokk ko honorable ba pare wàññi yokk xam nga lu ma jaaxal ci yéen bu pétrole bi yokkoo courant bi bari na ci Sénégal prix bi wàcc na d'accord honorable bu pétrole bi yokkee aborder beneen du ngeen question s'il vous wàcce plaît bu pétrole bi yéegee même prix d'accord yéen moom en tout cas 2012 ba léegi daal dara yéegul lépp lay honorable wàcc Woré tubaar fakalla macha allah da ngeen am benn léegi nag da ngeen s'il vous plaît da ngeen baal am ma tuuti bàyyi ngañ dafa wax ni yàlla xam nga man gëm naa yàlla xam nga yéen fu ngeen toll da ngeen di wax ne dootu leen fi falu yéen itam delloo naa la yàlla yéen yàlla ba dootuñu fi falu d'accord nun la Sénégal bëgg nun noo nekk wuñu fii pour falu dañuy liggéey la ñu fal te ci liggéey boobu la ñu nekk bu ngeen dee liggéey dana leen neex bu leen sàcc rek teg leen mbir mi ci yoon élection moom kenn sàccatu ko Sénégal ah carte yi kan sàcc la vraiment ku soxla kartam honorable jotu ci député Sénégal moom élection kenn ku soxla kartam jotu ci photo bu góor ñu def ca bu jigéen boo ñëwee mu ne la yow jigéen nga te kii góor la nga judd 70 ñu defal la 82 loolu sàcc électeurs yooyu seen électeur la wala sunu électeur ma ne ay dinki ngeen dinki d'accord honorable chapitre bi mu bëgg ñu ubbi ko muy seen ku leen jàngal waaye mokkal seen ngeen. collègue Khalifa Ababacar Sall mu nekk honorable député waroon siéger ak yéen ci assemblée nationale ay coom yëpp dégg ngeen ko ponk bu mujj bi rek laa bëgg ñu ànd ko nan ngeen ko jàngatee muy caution bi nga xam ni déposé na ko agent judiciaire de l'État jàpp ni dafa rax ay immobilier ay immeuble ak yooyu te loolu nekkul loo xam ni lu ñu war a mën a nangu la bi nga déggee caution bi ndax jàpp nga ni mooy li gën a gaaw pour mu am liberté provisoire waaye bi veto agent judiciaire de l'État ñëwee lan nga gis ndax dafay doon gàllankoor bu koy teree génn kaso wala lan la. xam nga mbiru Khalifa Ababacar moo Karim Wade ñoo seexee la raison du plus fort est toujours la meilleure le gouvernement nous a montré va nous la montrer tout à l'heure parce que quoi qu'on peut dire Khalifa Sall ñun ay patriotes lañ moo tax ma di ci wax waaye wax naa leen fii ñëpp yi dégg ne leen 23 juin fii la nekkoon ànd ak yéen ñii ngeen di xeex ak noonu kon bu ngeen wëlbati koo di ko xeex bëgg koo toroxal noonu kañ dañuy patriote rek waaye kon duñ ci wax Khalifa est un député jour bi ñu proclamer les résultats des élections législatives ci la Khalifa am immunité parlementaire foog naa immunité parlementaire c'est pour protéger le député normalement tant que jàppuñ la à flagrant délit tu es protégé par l'immunité parlementaire donc dama wax ni Khalifa moom xam nga dëgg kàkkoo ji bi tey dëgg rek mooy Khalifa Karim Khalifa waa ji ñemewul bëggu la wujje te bëgg bëre bañ bëre d'accord bu ko joxoon àddina ak li ci biiram it bu leen neexee bañ ndey xadi géey mais joxewuloon ay kër ak ay takkaay ak ay nangam ba ci ay dañ jong mi sax normalement il ne devait pas y avoir d'exception normalement il ne devait pas y avoir d'exception à la règle d'accord kon c'est bon loi kañ du war kii wàcc ki ndey xadi géey joxe nay kër joxe na or joxe na xaalis joxe na lépp elle a sa liberté provisoire pourquoi on refuse ça pour Khalifa Sall honorable xam naa ni seen sa collègue la moom Khalifa Sall ngeen bokk nekk assemblée nationale
taxawaay bi nga xam ni agent judiciaire de l'État avocat yi nekk ci état bi taxaw nañ ko ci caution bi mu teg nan nga ko gisee. li ñu wax rek mooy déjà comme li may wax à tout moment kaso moom kenn du ko yéene kenn. donc yàlla def na tim dafa nekk ak ñun nekk député. mais caution boobu bala ñuy wax caution dafa am ñetti fànn. li ñuy wax ne liberté jëm ci liberté provisoire. sa wér-gu-yaram li ñuy wax caution wala nga joxe bu fekkente ne état de santé am baaxul mën na am liberté provisoire. wala mu indi caution bi. mais de toutes les façons caution buñ ko définir rek c'est parce que moom toll na foo xamante ne bu fekkonte ne moo ko moom parce que caution boo xamante ne diw dafa indi kër alors que yow la nga xamante ne moom la lay jiiñ du xaalis la jàpp naa ne caution boobu dafa war a nekk xaalis wa illa su fekkee da ngay indi caution mu nekk loo xam ne say bien bopp lañ. tey jii man su fekkente ne loolu kan moo ko mën a génnee. mais moom tudd na fi Ndeye Khady am na ñeneen. du ma cité tur yoo xamante ne nan lañ joxee ñoom est-ce que xam nga dañu joxe comme ni Khalifa joxe ay mbokkam ay nitam joxe. waaw mais xam nga tey jii lépp loo man député la. waaw ci sama wàllu bopp daal laa xam. waaw caution kay xanaa nit sax di nga am problème nit ni maa ko garanti. maa ko garanti mais su fekkee loolu gis nañ ko ba tey. en tout cas daal li nga xamante ne moom laay wax ci dossier Khalifa moom laay yàgg a wax. que ne Khalifa Sall moom ci boppam. amul benn acharnement bu ci am. amul benn acharnement politique yi nag dinañ wax leen li ñuy wax ba ci bërki démb ba ñuy lever immunité parlementaire assemblée nationale vraiment show ma fa amoon te toujours dama naan. te gisuloo lu ko fa jar. gisuma lu ko fa jar ndax tey. xam nga yàlla dafay àtte. waaw quelque soit alpha dama ne man yéenewuma Khalifa Sall mu nekk. ca kaso ba. waaye tey ñoom ci seen bopp war nañu xalaat que ne l'État c'est une continuité lan moo amoon démb. tey boo jëlee Mody Sy rek exemple la. wax naa leen ko barki nee naa leen bu ngeen xalaatoon en 1993. léegi da nga ñuy delloo 93. ba ñu defan élection bu Mody ba ñu bëgg a delloo 93. voilà dañu fa bëgg a delloo. non loolu laa doon wax ni sama bokkuñu air yi bokkuñu aussi. non kii Macky Sall moo ko incarné. état bi xam nga moom dafa wax. waaw que ne dossier bi Karim. waaw Khalifa xam nga moom loolu la wax. lépp Macky loolu laa koy topp lépp génnul Macky te loolu Macky Sall yoonam nekkul ci. d'accord parce que rapport bi nga xamante ne. mooy rapport IGE. loolu Macky Sall yoonam nekkul ci. kay yoonam a ngi ci kay. parce que IGE moom moo leen contrôlé mooy seen chef moom Macky Sall. mais IGE rendre compte Macky Sall procureur lay rendre compte. déet moom Macky Sall lay rendre compte Macky Sall jox ko PM jox ko procureur. waaw Macky Sall kay lay rendre compte. waaw léegi IGE boobu la muy liggéey. Sénégalais yëpp nañu gëm ne. waaw. dossier Khalifa Sall politique lalu ci. d'accord muy benn sañ nga ko. caution bi nag. waaw. bu méngoog xaalis ba mu jël. yaa ngi dégg na ko indi. na joxe xaalis man ci bien yi laay dox mais caution boo xam ne war a def lay caution defal caution kër Pam Ngagne def la caution ëllëg ñu changé état ñoom ñu ñëwaat taxawaat ne suñu kër dañ ko taylawul wala loolu problème yëpp mën a caan bañ a am. donc affaire Khalifa daal li ma mën a wax rek mooy politique nekku ci. nanu xam ne du politique yoonu Macky Sall nekku. man je crois que le monde va à l'envers. waaw Khalifa Sall ay immeuble yu moomal boppam. Khalifa Sall soxnaam yi mu denc am ak moom njaboot nga xam ne mar day taali bu dee ñëw njaboot gee koy doon. Khalifa Sall aw xeetu boppam buñ jëlee seen alal ci lu leer bind lu leer parce que état aussi. bien sûr du ay wax. Ouais. état da ngay bind signé. dégg naa sax journaliste yi naan jabaram ji de moo waane ki mu tàggool sax joxe na mais lu tax du joxe nga sëy ak nit am ak moom njaboot. am na ñoo xam ne bokkul ci famille te ñu ngi ci biir caution. waaw mais lu ci seen yoon mais lu ci seen yoon. am na ñoo xam ne ça ne vous regarde pas famille ba pare nekk xarit. waaw ba pare vous regarde bokkul ci nit jël na billet Makka yóbbu koo xam ne bokkul ak moom dara nit tabax na kër ba mu yegg def ca oto def ca lu dul jeex teral koo xam ne bokkul ak moom dara. Khalifa su amee ay nit ñu ko mën a garanti ñu moom seen i kër moom seen xaalis ne dañ koy garanti pour mu génn am liberté moom ñi mu àndal ndax mu ngi loraare ñi mu àndal ay fonctionnaire lañ mais yéen luy seen ci nag càmbar ndax bii baax na wala baaxul merci ñun càmbaruñu parce que li ñuy wax séparation des pouvoirs temps bi moo jeex ñi ngi inauguré ëllëg incha allah AIBD ñu bëri nag ragal nañ mu am jaxasoo bi li koy waral mooy aéroport bi dañ ko war a tëj bële dañ ko war a tijji matuwaay yi ci war est-ce que defe nañ ko ni ko waree ban gis-gis nga am ci inauguration bi est-ce que yàkkamtiwuñu ko mbaa lépp tegu na ci yoon jàmm rek moo ci xew. yàkkamtiwuñu ko ndax aéroport bi defe naa def na 10 ans
te aéroport Mauritanie bi 3 ans et demi lañ ko tabax. ok kon aéroport boo xam ne sénégalais yëpp ñoo koy xaar defe naa ne bisub inauguration boobu. ñëpp ci yàkkamti pour mu nekk. d'accord kon li ñuy wax rek mooy jël nañ ay matuwaay. parce que nim doo mën a changer d'aéroport noonu te ñi nga xamante ne ñooy service yu ëmb aéroport bi tooguñu waxtaan xam na la ñuy defee transfert yi administration bi. kon jàpp naa ne aéroport bi vraiment sénégalais yëpp ko soxla xëy na nag amoon nay jafe-jafe ndax ñoom commencé nañ ko am na ay jafe-jafe yu bëri yu ci lënk ba nag ma wax la Pape Ngagne 65 milliards yoo xamante ne économiser nañ ko ci aéroport AIBD bi ci négociation yi nga xam ne président Macky Sall moo ko defaat. avec Ben Laden. kon loolu dëgg la sa président bokk na ci liggéeyu aéroport bi waaye nag ki nga xamante ne tey 3 ans arrêté nañ le chantier AIBD bi mu ñëw négocier waat ba mën a économiser Sénégal 65 milliards. man de moom laay rendre. est-ce que du Turquie la ko defal moom. moom laay rendre hommage déedéet Turquie defalu ko. ñoom bi ñu nekkee ci aéroport bi yor ko. ci seeni temps ay avenant yi ak i amende kese dossier AIBD bi moom mi député la. na dem xool lan moo nekk ci biir. d'accord kon tey loolu lépp bu amee tey. xam nga man ba loolu lépp yàlla def président Macky Sall négocier waat ko. mu nekkaat ci yoon wu baax économiser lu mat 65 milliards. dinaa ci gërëm sa président waaye nag gàcce ngaalaama suñu président de la république bi nga xamante ne tey vraiment Baye Ngagne moo sottal lépp pare pour dem ci inauguration. Baye Ngagne te ñoom nag invité nañ leen nag fexe leen ba jox nga ma invitation yaa nga assemblée nationale ni ngeen fexe ba yéen ñëpp waaw suba ngeen ñëw parce que nag aéroport bi du pas aéroport u Ablaye Wade du pas aéroport u Macky Sall aéroport u Sénégal gépp la awa baal ma s'il vous plaît mu tel waaw dama ne wax waaw daf may reeloo sax xam nga tax mu di ma reeloo kii li muy wax gëmu ci dara nun de bu dee ñu na xanaa ñoom ci seen biir je crois que awa les hommes passent les institutions restent bu doon loolu fa Senghor yem ak Sénégal fi la ñuy yem bu doon loolu fa Abdou Diouf yem ak Sénégal fa la ñuy yem bu fekkonte ne les hommes ne passent pas les institutions restent kon Ablaye Wade du ñëw ba xalaat aéroport grand théâtre et cetera mais c'est normal l'état c'est une continuité loolu du lu ñuy damoo Macky daf fiy jóge keneen yàggale noonu la mbir àddina waaye 65 milliards yi mu économisé ci aéroport bi 65 milliards yu ngeen leb te bis bu nekk ngeen fay da ko économiser ngeen économiser te bis bu nekk ngeen fay 2 milliards 200 millions sur le dos des Sénégalais des pauvres Sénégalais de ce pays waaye delluwaat na ci askan bi quand même may ma tuuti dama la may respect bi ngay wax xam nga aéroport bi Sénégal gépp ci gërëm Ablaye Wade xam nga lu tax aéroport bi mu nekkee fi hôtesse de l'air yi ak ñiy dawal avion bu ñëwee dañ leen di yóbbu hôtel waaw léegi lu tax mu fekkewul inauguration bi dafa daw. déet da nga maa laaj nag da nga koo laaj baal ma pare daw waaye monsieur Sarr Fari Diop moomu kooku dina daw waaw lu xew waaye xam nga sa baay du daw waay lu xew amul soxla dem Abdoulaye Wade dina daw Sénégal gii lim fi def fu mu romb ñu topp inauguration bi ay quelques jours mu ne dem na du dem yoonam amul droit doxi soxlaam yow sax bu la neexee bu suwaa nga doxi sa soxla comme tout le monde il a la liberté d'aller où il veut et quand il veut sans la permission de qui que ce soit tout à fait waaw oui kon bul ne dafa daw bul ma écœuré yow tam Baye Diagne man doon ma koy daw te moom du daw dama ne hôtel yi nekkoon fii ñoom dana ya ca Mbuur danañ sentir ne Abdoulaye Wade defar na AIBD ndax kenn dootul ñëw fii ku wàcc yaa nga jëm Saly dëgg la wala déet boo masaana wàcc taxi fii bëccëg 5000 ngay fay pour dem sa kër léegi AIBD soo jógee AIBD Blaise Diagne di ñëw Ndakaaru 13000 ngay fay 13000 ngay fay 18000 guddi 18000 xanaa kon seen chiffre d'affaires les chauffeurs augmenté na dëkk bii ñi nga xam ne dañoo dëkkoon mais metti na nag aussi ci ñi koy utiliser. ah waaw metti na ci ñi koy utiliser waaw dana metti waaye le bonheur des uns faire le malheur des uns faire le bonheur des autres taximan di dinañ gërëm Ablaye Wade hôtel yi Mbuur yi dinañ gërëm Ablaye Wade ñi nga xam ne dañ fee luye woon képp di luye di dëkk fii hôtelu Ndakaaru yi nag hôtel Ndakaaru da leen a sore nag di xanaa doo jóge ay bébé ñëw fii nag di fi taxi Ndakaaru yi nag la même chose ñoom itam dañuy sant yàlla dañuy dem c'est bon dañuy dem d'accord donc ñun amuñu xol bu bon kenn mënul fexe ba génne Ablaye Wade ci investissement infrastructure dëkk bii mënul ne xam naa ci discours président Macky Sall suba dina ko ci wax loolu du ko astafurlah mën na koo tudd xaj na nu yedd war na koo tudde mooy baayam d'accord wax na koo tudde ba ci national 3B ci sama gannaaw Ablaye Wade la damaa bëggoon a indi bloc bi wan leen réalisation de Ablaye Wade xam nga nag li gën a bon ci àddina soxor d'accord xoolal
man nag bëggum soow bëgg naanum soow du ma tax ma ne Siket bàyyi de Abdoulaye Wade laa gëm moom laa bëgg fii laa ko teg jaral na ma sama bakkan barke Mohamed ma ca Medina waaye du ma ko waxal lu mu deful de loo xam ne Sénégal dañ may jépp ma am ay doom am ay sët boo léegi naan sunu maam ji xalaatuma ko nangu leen dogalu suñu borom Abdoulaye Wade créé Blaise Diagne waaye yow fu dara newul kenn dafa wàcc ak avion xanaa gisoo ko ci kii bi internet Abdoulaye Wade yéeg parce que mag la dafa survolé dama ne waa mais survolé na yéeg na survolé wàcc d'accord xam nga xale vol yi suba la xam nga Macky dana yéeg ci garab du gis lu bëri vol yi suba Abdoulaye Wade dëgg ci ron la dafa survolé woon xamoon na ne xañ na du ko fekk moo tax mu dem survolé wàcc ba bu ëllëgee kenn du ko miim d'accord waaye wax leen nag yàlla waaye wax merci honorable Woré Sarr honorable Awa Niang en tout cas daal moom 25% waaw sa wax bu mujj ci loolu la 25% daal la fi bàyyi woon ci travaux yi d'accord 75% yi président Macky Sall loolu daal ak moom wax nga lan nga ñuy lan ngay Macky tàggoo lépp ñi baal ma rek lan ngay tàggoo ñi nga xam ni ñoo la doon seetaan vraiment ci émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias li may tàggoo rek mooy am mbégte vraiment parce que wax nañ fi wax yoo xamante ne dina am lu xamante sénégalais yi dinañ ci jëriñu donc di ñaanal son excellence monsieur le président Macky Sall président bu am ambition président bu yërëm Sénégal donc di ko ñaanal rek vraiment te di dal xel di ñuy dalal suñu xel ndax li ñuy def jàpp naa ne Sénégal bu gën a sori ci askan bi yëg na ci boppam parce que loolu rek moo ci ëpp solo parce que li ñuy wax lépp action yi mi ngi fi te chiffres yi ñu ngi fi kenn du contesté démb ci seen discours yëpp waxuñu benn chiffre par rapport ak premier ministre li mu fi indi kon li ñuy wax rek mooy Sénégal gi moom nit ñu réfléchir ñoo fi nag te jàpp naa ne li fi président di def depuis 2012 teg nañ ci seen bopp muy jigéen ñi muy jeunes yi muy les personnes vivant avec un handicap muy maire yi ak ñëpp daal plan Sésame ak ñëpp xam naa la régie dinañ ma may benn question rek maa ngi doon tàggoo mais mënu ma leen dajale yéen ñëpp ngeen nekk ay député de la banlieue te mënuñu jukki tuuti rek ci la banlieue ndax bi président Sall ñëwee am na lu mu changé ci xar kanamu banlieue bu Dakar loolu dinaa yaa ngi dali fort mu liggéey waaye man maa ngi Pikine bala nga doon posé loolu dinaa si am mbégte waaw dinaa si am mbégte pour wax loolu waaw ci li may wax rek nguuru Macky Sall kenn ku ne santé na ci sa bopp la banlieue Pikine 2012 inondation waaw ñëpp gis nañu ko ba ñuy ñëw di dissoudre Sénat 2012 inondation yi ndax ñoom seen plan pompe Orsec la woon pompe ak yooyu mu ñëw indi fa assainissement di loo xam ne c'est structurel yu duré ñu gis ci suñu bopp département Pikine ci inondation bi rek nga mën a wax ci inondation bi bourse familiale département Pikine ga ma yeewoo 13 130 000 personnes ñu merci nga beaucoup fa bénéficier bourse familiale Promoville ma nga Pikine honorable xam nga jeexoon na te man temps bi jeex stade Alassane Djigo ma nga Pikine léegi honorable waaw da nga waaw arène nationale ma nga Pikine damaa jàpp ne bu ñuy toog di wax réalisation ci banlieue bi vraiment banlieue bi waaw arène nationale Abdoulaye Wade ko xalaat doomam a ko tabax am Karim Wade koy inauguré muy wan tout hôpital bi gën a sophistiqué ci sous région bi Abdoulaye Wade ko tabax ci banlieue bi muy dalal jàmm kon xam nga kooku moom la route nationale numéro 3 bi jaar sama gannaaw longer la mer c'est le président Abdoulaye Wade waaye yéen a ko yeggale dama wax ni kan moo dem jël avion wër banlieue bi xam ne Gunaas ak Jidda Caare ko ñëpp a ngi ci biir ndox mu seppi leen yóbbu leen Plan Jaxaay te ba fi ma taxaw di ko wax ci télé laa koy waxee kenn tontuwul kon kenn fayul déet mais danoo tàggoo déedéet da nga ko bàyyi mu tàggoo non yow da ngay tàggoo yow itam déedéet da nga ko bàyyi mu tàggoo ba pare nga wax li nga dugal lii defal loo bëgg a def léegi dama wax ni Abdoulaye Wade daal dama koy ñaanal gudd fan amiin ak wér amiin Macky dama koy ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal sama bopp ndax Macky maa ko gën a jege ko yow ba ma ànd ak Macky ànd ak moom 20 ans ci télé laa koy wax 20 ans ba ma ànd ak jabaram yéen ñi wax ñëpp kenn àndul ak moom kon jàmm rek laa ko yéene parce que jàmm ci la lépp xaj waaye dañoo bokkul vision politique du sama ennemi sama adversaire la yow doo sama ennemi sama adversaire nga bu nu demee dañuy café dañuy ree dañuy dàqante noonu baax na kon dañuy ñaan jàmm di ñaan yàlla mi nga xam nag ne moo am kattan te xam li réew mi daj te nag nit la nit mën a nax mais yàlla kenn mënu koo nax yàlla na nu yàlla joxaat réew mi Karim Wade dikk ci réew mi ngeen abal nu nag ñu def leen nag ñu def Macky ministre délégué chargé Sénégalais doyuñu des Sénégalais de l'extérieur d'accord on a 127 députés à l'Assemblée nationale merci beaucoup jërëjëf honorable député Awa Niang nekk ñaareelu questeur ci Assemblée nationale jërëjëf itam honorable député Woré Sarr ñu koy gërëm bu baax man wax dëgg yàlla am naa mbégte ci recevoir leen te yaakaar naa ñi ma doon seetaan itam man ak ñoom ñoo yem mbégte boobu def ngeen débat bi ñu doon xaar ci yéen ci waxtaan bu am solo ñu ngi leen di féliciter di leen
remercier bu baax a baax di gërëm Mame Birame Diouf itam ci ni ma coordonné les émission bi maa ngi koy gërëm di gërëm la régie Vie Diouf ni mu jàpp ci émission bi ànd ko ak Doudou Sow ak ñi nga xam ne ñooy cadreur yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax fàttewuñu itam Touba Ameublement nga xam ne moo ñoo ñu jàppale ci salon bi ñu defee émission bi kon mbokk yi ñu leen di jox daje incha allah àllarba bële di ñëw bu ci yàlla ndee mu nekkoon seen émission Faram Facce jërë ngeen jëf.